asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Diamouraye TV ma bëgg nag ngeen abonné bës ci cloche bi bu ko defee émission bu ma defati rek ngeen mën cee jot mën koo seetaan tey nag li ñu leen andiloon di antibiotique garabu antibiotique mu nekk loo xamante ni nii lu am solo la ndax lépp loo xamante ni nii garab la dañ ko war a jël nit ki daf ko war a xam antibiotique nag doon lu am solo loo xamante ni nii wax dëgg yàlla docteur yi dañ koy bindal maladie pour combattre contre les infections maanaam bu ñu la saytoo ba xam ne am nga infection rek antibiotique lañ lay bindal waaye nag antibiotique yi dafa bari façon waaw ndax feebar infection bi fu mu nekk fu ne rek am na garab bu ko war a mën a faj noonu la demee léegi nag ci loolu la ñuy ñëw pour mën leen koo wax bu ko defee ngeen xam ko ak lii antibiotique di bañ maanaam boo koy jël am na yenn lekk yoo xamante ne nii waroo ko booleeg moom ndax dafay wàññi dosam te da koy yàqal liggéeyam ci loolu nag la ñuy ñëw tey comme ni ma ko waxee sànq antibiotique dafa nekk loo xamante ni nii dañu koy bindal bu ñu amee bu ñu seetloo ne bu ñu gisee ne am nañu infection ci suñu yaram dañu koy bindal moo xam nag infection bi ci ban côté la féete mën na féete ci côté poumon yi wala mu féete ci côté intestin yi wala mu féete ci côté estomac bi wala foie bi ça dépend fu mu féete rek donc yooyu day tax ñu bindal la ko bu ko defee boo ko naanee infection bi daal di deñ léegi nag infection yi kii antibiotique yi dafa bari ay façon dafa am ay aminoside antibiotique bu ñuy tuddee aminoside am na carbapenem tamit am na céphalosporine am na fluoroquinolone am na glycopeptide ak lipoglycopeptide am na kétolide am na macrolide am na manobactam mu nekk ay xeetu antibiotique yoo xamante ni nii wax dëgg yàlla dafa am solo ndax daf ñuy faj antibiotique tamit boo xamante ni nii lu jëm ci cadre tuberculose la comme boo amee tuberculose wala nga am choléra wala nga am syphilis moom dafa di yoo xamante ni nii wala comme ay xeetu infection pulmonaire ay angine ba ci ay otite ay méningite infection de la peau ou infection urinaire yooyu yëpp ak infection dentaire yooyu yëpp dafa baax nit ki xam ban antibiotique lay jël par exemple bu dee ci cadre bëñ yi la mu nekk carie abcès ou maladie parodontale quand l'infection justifie un traitement antibiotique instauré mu nekk loo xamante ni nii antibiotique spectre la li ci gën a kii mooy amoxicilline bu fekkee tamit pour soulager douleur bëñ bi par exemple ñi nga xamante ni nii bëgguñu utiliser laaj ndax laaj moom ñépp xam nañ ni garab bu baax la ci infection muy loo xamante ni dañ koy lekk mais tamit dañ koy fajoo donc ñi nga xam ne bëgguñu ko jël mën nañu jël garabu tubaab bi muy Birodogil wala ñu jël Zolupred mu nekk loo xamante ni ay médicaments la yoo xam ne bu ñu ko jëlee dina mën a soulager seen douleur tuuti waaw yooyu yëpp dafa baax ci nit ki di ko xam ndax wax dëgg yàlla antibiotique dafa am solo ndax loo xamante ni nii infection la te infection bi ay bactéries ñoo koy waral bactéries yooyu mooy waral bu ngeen seetloo sax ci hôpitaux yi mooy waral ñi liggéey ci hôpitaux yi dañuy faral di utiliser benn gel pour mën a désinfecter seeni loxo chaque fois que ñu war a dem ci patient parce que dañuy bañ a dem ci patient boobu yenn fay ay bactéries dugg ci beneen patient joxe ko fa yooyu yëpp ay mesures de prévention la yoo xamante ni nii dañ koy jël pour mën a sauver seen bopp ak tamit bañ a andil malade bi moom it yeneeni jàngoro loolu moo tax ñu koy def loolu daal moo tax ñu koy def loolu moo tax nit ñi di ko préférer di ko def bu ko defee nga utiliser sa gel bala ngay dem ci malade nga utiliser sa gel désinfecter sa loxo wax dëgg yàlla dafa baax wala nga sol say gants boo duggee ci malade bi
nga génn nga dindiwaat say gants sànni bala nga dem ci beneen malade yooyu yëpp ay mesures de prévention yoo xamante ni nit ki da koy def pour se protéger moom ci boppam mi liggéey ak tamit protéger malade bi pour mu bañ koo jox tamit yeneen i feebar bactérienne yoo xamante ni nii bactéries yi ñoo koy andi ndax bactérie dafa di loo xamante ni nii mën nga koo yóbbu fu nekk boo duggee ci biir kër gi boo jógee ci liggéeykaay bi sax désinfecté wu sa loxo di nga yóbbaale bactéries yi sa kër noonu la demee donc moo tax yooyu di ci bàyyi xel dafa baax trop tamit beneen bi tamit nekk aliments yi nga xamante ni nii booy jël antibiotique waroo koo booleeg moom mooy dafa jar a xam mu nekk ay boissons sucrées acide yu am acide ou bien jus de fruits soda li ci gën a garaaw nag mooy meew moom day perturber absorption gastrique xam nga ba pare tamit day neutraliser antibiotique bi loolu moom dafa garaaw même boisson ak alcoolisé tamit noonu la mel yooyu yëpp dafay neutraliser antibiotique bi moo tax bañ di ko mélanger ak yooyu dafa baax trop antibiotique li gën a baax ci antibiotique mooy boo koy jël nga jël ko ak un verre d'eau boo ko jëlee tamit fexeel ba journée boobu yëpp ba keroog wala du ma ne sax journée boobu yëpp mais moment bi ngay jël antibiotique bu dee pour une semaine la wala 2 semaines fexeel ba 2 semaines yooyu bu ci laal meew parce que meew boo ko laalee lëlee boo jëlee antibiotique ba pare jël meew bi dafay neutraliser antibiotique bi mooy waral ñu bari danga leen di bindal antibiotique ñu jël ko ba mu jeex te antibiotique bi du mën ci ñoom dara il faudrait que léegi ñu bindalaat la beneen antibiotique bu gën a fort te boobu tamit boo ko daxalee noonu rek lay mujj encore moo tax xam lu yooyu dafa baax antibiotique bëggul meew boo koy jël doo jël meew xeetu soow yooyu yëpp daal c'est à arrêter daal ba nga jël sa antibiotique ba pare te antibiotique dafa am secret nu ñu koy jëlee antibiotique boo koy jël danga koy jël même heure dose bi danga koy jël même heure même dose de préférence moo gën même dose bi ngay jël ko amal sa heure fixe boo xam ne ci nga koy jël bu fekkee matin soir la dee ko jël matinal bi boo ndékkee ba pare s'il le faut ay 9h fekk nga ndékki ba pare nga jël ko chaque fois nag na doon 9h soo bëggee mu faj la bu dee reer bi ngoon gi le soir bu nga reer ba pare nga jël ko ak ndox mu bari antibiotique noonu lañ koy jëlee boo koy naan danga koy naan ak ndox mu bari que ça soit le matin ou bien le soir waaw moom boo koy jël moom jël ko heure boo xamante ni heure fixe la bu dee le matin 9h nga koy jël le soir bu dee 20h30 nga koy jël nga jël ko tamit heure boobu chaque fois ba paquet bi jeex te de grâce antibiotique kenn du ko dagg boo ko commencé dafa war a jeex soo bëggee mu faj la pardon boo bëggee mu faj la danga koy jël à une heure pareil nga jël ko tamit ba paquet bi jeex bu jeexee nag nga toog 2 ou 5 jours nga gis ne daal jël nga antibiotique bi tanewul laa dangay obligé dem gisaat sa médecin mu xoolal la beneen antibiotique bu gën a fort bindal na ko mais bu ngeen ko doxalee comme ni ma leen ko waxee laa du ngeen am jafe-jafe yooyu parce que antibiotique dafa am norme yu muy laaj te norme yooyu ñu bari Sénégal xamuñu ko donc dafay laaj nit ki bu amee tuuti lu mu xam ci mbir moomu mu leeral ay nitam leeral ay naataangoom bu ko defee ñu daal di ñoom tam ñu daal di koy mën a doxalee noonu bu ko defee ñu mën cee gis seen bopp loolu moo waral ma def émission bi. am na tamit 10 aliments yoo xamante ni nii mën na servir de antibiotique mu nekk les agrumes xaw ma nu ñu koy waxee ci olof man nag sama olof daa xaw a desee leer ak lem mooy le miel moom mën na servir comme antibiotique curcuma tamit baax na trop xam nga le thym baax na l'eucalyptus tamit baax na ak le jus de citron maanaam yooyu yëpp mën na servir de antibiotique waaw ba ci soble sax mën na nekk oignon tamit baax na waaw oignon tamit baax na trop waaw mën na servir aussi d'antibiotique waaw
ma bëggoon rek leeralal leen yooyu bu ko defee ngeen xam ko daf ci am solo. beneen bi di effet secondaire yi nga xamante ni nii antibiotique da koy joxe mu nekk loo xamante ni nii am na ñoo xam ne bu ñu jëlee antibiotique da leen di jox allergie, day am yenn xeetu picc yu ñuy am seen kanam wala ñu am ay kii ñu koy waxati waaye ay comme ñuy wokkatu wala ñu am yenn kii daal ay picc yi ñuy génnee seen der yooyu yépp ay allergie la wala ñuy wokkatu di wokkatu tout le temps fu ñu toll loolu tamit ay effet secondaire antibiotique la pour ñu bàyyee ko xel. donc yooyu bu ko nit di jël mu def ko noonu c'est préférable nga dem gis sa médecin bi expliquer ko bu ko defee mu arrêté loola garab googu bindal la beneen mooy gën bala mu yàq sa yaram. beneen bi tamit nekk nausée maanaam xel bu teey maanaam foo toog di am lu mel ni da nga bëgg a wàccu wala da nga foo toll daal sa ngay am ay tuflit sa gémmiñ yooyu yépp xeetu effet secondaire antibiotique la. ça dépend nag ci la personne parce que nit ku ne ak ni muy manifester ci sa yaram. am na ñoo xam ne dinañ ko jël ba mu jeex du leen def dara, am ñoo xamante ni daf leen di jox jaare, jox leen nausée, jox leen allergie. donc on ne sait pas daal ku nekk ak sa organisme nu muy mën a tëkkoo antibiotique bi. donc am na ñoo xamante ni daf leen di jox jaare. donc jaare bi tamit ay effet secondaire antibiotique la. pour leeral rek nit ki bu ko dalee fekk nga jël antibiotique bu fekkee arrêté wul boo ko jëlee comme boo commencé antibiotique bi ba ci digg bi nga sentir ne yaa ngi am jaare 2 jours 3 jours c'est préférable bul xaar sax ba mu mat 3 jours c'est préférable nga delluwaat ci médecin bi expliquer ko bu ko defee mu xool moom it nu mu mën a changer médicament bi jox la beneen ndax médicament bu nekk ça dépend ni muy def ci yaramu nit ki loolu moo tax. donc ci cadre nausée bi moom mën naa leen a jox benn type boo xamante ni nii booy jël antibiotique mu dikkee la ay nausée comme effet secondaire là c'est préférable nga def teewu gingembre maanaam teewu jinjeer nga di ko naan ak citron ak lem daf ciy baax tamit waaw dina arrêter nausée bi. bu dee allergie moom li ma leen ci wax là ça sera décision médecin bi moom mooy mën a décider parce que bu ngeen demee wax ko nu mu leen di def rek là il fera tout pour mën na xool nu mu mën a def ba changer médicament bi. je pense que li ma expliqué fii leer na di leen ñaan ngeen sax si duñu seetaan maa ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax nag ngeen commenter vidéo yi ngeen aimé ko et puis ngeen partager ko ci groupe yi parce que vraiment li ñuy leeral fii lu am importance la ndax am na ñu bari ñoo xam ne dañuy utiliser antibiotique te li ma fi expliqué yëpp xamuñu ko ci. di leen wax nag ne am nañu ay yeneen émission yu doy waar yu ñëw bës leen ci point d'abonnement bi bouton bi ngeen abonné ci suñu chaîne Diamouraye TV di leen wax nag jërë ngeen jëf ci beneen émission.